dimanche ba la passé demoon nañ ci 19e journée bi ci course bu mag amoon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop tey nag ñu ñëw Dakar TV def fi émission bi waaye nag tey dama am sama invité bu nga xam si ni day kenn ñu bokk waajur ñu koy wax Madiop Mbaye Pekh mu ñëw fii tey ci Dakar TV international maa ngi jaajëfal ñëpp di ko bàyyi Madiop Mbaye Pekh na nga def. Koso maa ngi lay nuyu. di la ziar bu baax a baax di nuyu waa Dakar TV yëpp. di nuyu tamit émission Ngawar gi. mu nekk émission boo xam si na Sénégal yëpp ñu ngi koy seetaan mu di la félicité bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey jëmale ko ci wàllum course hippique mu nekk liggéey boo xam si ne kenn du ñu déet. ndaxte nit ki soo juddoo fa nga war a juddoo yaroo fa nga war a màggee ñu yar la ci li ngay liggéey. boo ko liggéeyee kenn du ñu déet. vraiment ñu ngi lay félicité ci liggéey bu rafet bi di am contentement nag bu baax a baax tey ñu teew ci sa wet. ñu fas yéene waxtaan ci wàllum course rek. comme ni nga ko waxee. Madiop jërëjëf. waaye dimanche demoon nañ ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès ki nga xam si ni mooy première course bi nga xam si ni ñu gëjoon a gis Lat Fatim te Lat Fatim bi mu ñëwee raw te ki ko moom muy Omar Ba Junior kenn la ci yow. di sa xarit. tey keroog bi mu ñëwee indi Lat Fatim yàlla defal ko ndam en tant que xaritam danoo bëgg nan nga ko gisee ak nan nga ko jàngatee. waaw Lat Fatim moom Lat Fatim dafa nekk fas boo xam si ne fas bu mën a daw la fas boo xamante ni tamit Omar yàgg na ko wax yàgg na wax ay qualité am qualité yooyu nag wane na ko dimanche bi nga xamante ni moom la ñu génn. mu nekk fas boo xamante ni tëkkaleem bi bari woon na loolu ci digganteem ak ki nga xamante ni moo nekk jëkk. parce que xam nga jëkk dafa nekk fas boo xamante ni dafa jógee Thiès ñëw écrit Adja Thiou Diop. Papis Niang moom ko. nekk fas boo xam si na fas bu mën a daw la. waaye dimanche passé Lat Fatim ñëw raw ko. Lat Fatim nag dañ ciy félicité bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Omar Ba Junior moom ko. nekk nit ku baax koo xamante ni lu ko war ci wàllum course hippique rek mi ngi koy def. gis nga barki démb mi ngi noonu dem ci Cheikh Mamadou Mountakha. yëkkati oto buy jar 100 millions. jox ko addi Serigne Touba. lu baax loolu nag kenn mënu koy def ba pare te yàlla du ñëw ci yow yàlla du la jox ay gañaam parce que. wàlliwu moom soo ko defalee lu baax rek lu baax ngay am. rawatina Serigne Mountakha xalifa général ku lu mbuut nga yëkkati oto buy jar 100 millions jox ko. moo tax vraiment te keroog bi ñu jógee ci course bi noonu la ñu dem Touba mu jox ko oto bi. loolu waral premier bi yooyu ñu koy félicité bu baax a baax Lat Fatim nag nekk fas bu moo daw nekk fas boo xam ne tamit Iba Tamsir Baawo moo nekk propriétaire bi mais écrit Lampa Fall nekk Omar Baawo moom rek mais Iba Tamsir Baawo nag moom tamit dafa nekk nit koo xam si na nit ku bu ci course hippique kenn du ñu déet professeur Baawo sama baay rek doy na ci course hippique laa bokk. mu dëkk Léget Baawo ak fa nga xamante ni mooy Warak. ak kokki di dëkk diggante boobu nekk nit koo xam si nitu fas la. Lat Fatim tur bi dong tamit. turu cosaan la. xanaa déggoo ma Sidi Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye. foofu la Lat Fatim soqi ko. waaw seen tagg. ñu lañuy taggee seen i maam. foofu la turu fas yi soqi ko mu nekk fas boo xam si ne dafa jógee ci repos ñëw raw. presque toog lu ma 3 dimanches xaw ma 2 dimanches daw siwul. jógee ci repos xaw ma 4 dimanches jógee ci repos ñëw raw si. loolu mooy wane ni repos lu am solo la Kosuma. mais Madiop li nga wax am na solo ndax Omar Baaw moom day kenn ci yow te teraanga jooju mu yëkkati jox ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha defal na ko yoon murid yëpp. ndax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mooy baayam. kon bu yëkkatee teraanga jox ko defal na ko murid yëpp. waaye defal na ko Serigne Touba. ndax Omar Baaw moom. xolam rek la ko Serigne Touba fay. ndax loolu mu defal ku teral sëtu Serigne Touba teral nga deret Serigne Touba kon nag Omar Ba ñoo ngi ko ci jaajëfal waaye nag dimanche bi nu jëm dañoo fas yéene dawali Tiwaawoon ci ñu jagleel ko ki nga xam si mooy suñu papa Samba Koura Diop yàlla def ni daaw mi ngi fi woon daan teewee course bi ren suñu borom jël ko ñu war a dem ca Tiwaawoon yow lan ngay wax waa Tiwaawoon. waaw Koso dimanche dañu am course bu am solo am course boo xam si ne course hommage la. xam nga bàcc Samba Koura Diop. kenn dutu ko fàtte ci wàllum course hippique. liggéey na ko fii
dox na ko fi jëfe na ko fi dañu ñaan rek yàlla na yàlla suuf fus baakan of ci kawam dimanche nag le CRG de Tivaouane am na ndoog waa Tivaouane gépp kenn ku ne xam na ni bàcc dafa yaakaar Tivaouane bàcc amul lu dul Tivaouane keroog bi mu génne àdduna ci jumaay sëñ Babacar ci lañ ko rek fa lañ ko jullee yóbbu ko kër Bakar soo demee kër Bakar ngeen ko denc fa ñu ko denc da koo tabax kuule ko ay maamam tëdd fa mu ni bu ma génnaat nañ ma indi fii kooku préparé woon na boppam génn boppam kooku mooy Bathie Samba Coura Diop dëkk kuul ak xandang doon nu njaw ma ko Diop ci gañaay gile fan ma maajoor maanaam ngal gu dem baal ne awa mbay man yoodu pour xanaa dégg nga ko njaw ma kodd moo bëroon 32 gañaay ci ndey bu naa ma amoon na ndey bu naa ma 2 faraxati bàkk judd mbiñ sàppe kees ku koy laaj njaw ma ko Diop kooku nag bu fi jógee la jar baatam bii nga xamante ni mooy Bathie Samba Coura Diop jël fas yi doon na ñëw bu ko du Diop ak bu naa ma Diop mi nga xamante ni boo ko fekkee ca assurance ba ca caaro yi xam ni moo doon gañaay yi jël fas yi nag def ci lu ne nag baaraat ba Bathie Samba Coura Diop te wax na à 600 millions jagleel ko fas moo ara boobu moo nekk Thiès xanaa gis nga ara bi mu def Lac Rose Bathie tabax na ñaari ara yoo xam si ne benn mu ne bëggul 600 millions ci fas rek fi la dee bàyyi ko fi wallaahi boo demee Bathie Samba Coura Diop bokk na ci ñi njëkk a tabaxal fas sato fii ci Lac Rose tabaxal fas kër goo xamante nii boo fa ñëwee su ñu nee lii fasa ko moom da nga naan déet bu nee lii fasa fi dëkk da nga naan déet ci fas rek ci fas kase Bathie Samba Coura Diop ko njëkk a def fii Sénégal bu njëkk gars yi lañ daan def aara rek lañ daan def box ya waaye tabax kër ci biir nag R+1 Bathie Samba Coura Diop ko njëkk a def fii Sénégal kon kooku joxoon na ci fas kon tey bu génnee àdduna waa Tivaouane gépp ànd ñu di ko doo fàttaliku suñu doomu day Alaaji Matar Gisi doog a ñëw nii jugee dëkk yaakaar Seydi Hadji Malick loolu yaakaar naa kenn du ñuy déedéet moo tax nag dimanche koso ñu ngi woo Sénégal gépp moo tax mbokkam yi fi nekk ndool ñoom ñëpp préparé nañ grand prix bi Papis Niang sama waa ji 1 million la yëkkati joxe Omar Bao Junior lam fa def kenn mënu ko wax yëkkati na 500 000 fay tisel yi yëkkati 1 million jox leen 1 million 500 ak leneen loo xam si ni mu ngi waaj ñëw loo xam si bu course waa dina ko defaat ñoom ñëpp xale yi bi boo mbay jën mbay ñoom ñëpp kenn ku ne ni jiiri mbay Adama Baaw ñoom ñëpp kenn ku ne ni course bii kat sama course la ndax bàcc sama bàcc la woon président Cheikh Tidiane Niang président CNG course bi ñoom ñëpp kenn ku ne ni course bii sama course la ndax bàcc dafa am fu mu tolloon ci man loolu dafa am solo moo tax boo nekkee ay nit koso nekk la ak ñoom ci nekkin bu rafet wallaahi ëllëg a tax loolu mooy Bathie Samba Coura Diop dimanche incha allah ñu fas yéene ko dawalal grand prix hommage ko ci ñun ñëpp incha allah nañu àndandoo hommage ci Bathie Samba Coura Diop ndaxte liggéey na ci course hippique loo xam si ne toafakala macha allah tey it nag wàcc na fa ay doom yu mat doom wàcc na fa Souleymane mi nga xamante ni mooy taawam nekk nit ku baax koo xam si ne moom it bi mu mujjee poussé bi réeru ci loxoom wàcc na fi Mama Diop ak tanti toafakala macha allah ay doomam yu baax yoo xamante ni ñoom tamit ñi ngi toppatoo fas yi bu baax a baax ko sa daal dimanche ñun ñëpp ñi ngi ànd Diop teewoon ci grand prix Bathie Samba Coura Diop loolu nga wax ci Bathie Diop Samba Coura am na solo lool dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana lim defal fas gëdd bi mu defal fas ak ji mu jox fas yàlla na ko fas taralee noonu yàlla na ko yàlla xare àjjana waaye li nga wax dafa am solo waaye nag dañ ci nuyu ki nga xam si ni mooy suñu papa di président CNG course hippique suñu papa Cheikh Tidiane Niang lépp mooma waaye di ci nuyu doomam ja Papis Niang loolu mu def ci Bathie Diop Samba Coura da ko parce que Bathie lebal na waa course kon bu Papis defee loolu Omar Baaw def loolu danoo fay bor waaye maa ngi toog ak ki nga xam si ni Matar gisee moom dëkk ba Daara Jolof moom kenn la ci course bi moom nag dafa yéex a ñëw waaye Matar dama lay jaajëfal rek bàyyi la nga nuyoo waaye jërëjëf sëñ Koso xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñuy waajur sant suñu sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla yokk leeram
ah tey nag nga dalal sama xarit ci plateau bi. di kenn ci man. di ma jóg peex. ndax barki démb émission bi mu fi njëkk a def maa ngi la koy wax. bu toogee ci plateau kenn du laaj lu mu fay def. ndax doomi Alaaji Abdoulaye Mbaye peex doy na tampon ci réew mi. ndax boo demee ci kër kilifa diine yi barki démb moo ànd ak Omar Bao ci sëriñ bi sëriñ Mountakha Bassirou. nga dégg teraanga yi la mu fa def waaye nga dégg wax ju rafet ji fu ma jóg wax. moo waaye yow félicité ko na ko ñun ñëpp nga fa teewal. maa ngi ñëw nag di jéggalu ci tardement bi embouteillage rek ko waral. waane Koso di la nuyuwaat di nuyuwaat Dakar TV. di leen ñaanal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm. di ma koy waxee toujours nuyu suñu góor ga Alaaji Abdoulaye Mbaye peex mi ci Touba yàlla na dund téeméeri at yu teg juróom fukk ndax bu ñu ñemee micro course mooma. ndax ci moom la ñuy roy mooy suñu royukaay. di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam. maa ngi leen fekk nag ci journée bu ñu jëm suba incha allah ca Tiwaawoon ñu war fas yéene ko tuddee Bathie Diop Samb Kuro mi nga xam ne damay dégg góor ga Abdoulaye Mbaye peex na nit bu génnee àdduna yoonu xabru bu bëri nit ku fi jógee baax. waaye bu sigil ndigaale bàyyi ku fi bàyyi baax kon nga xam ne li ko ma Diop waxee léegi ci doomam. waa Tiwaawoon ñu xam ne Bathie Diop Samb Kuro moo jiitu woon course bi ñu ne dañuy delloo njukkal loolu lu war na delloo njukkal nun ko ne bu ñu yeewoo danañ jàng kaamil ñaanal ko ba pare dawal grand prix defal nañ ko lu mu bëgg. ndax fa mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm waane dina tàlli. ko sax nga gis li nga xam ne moom la Omar Bao junior def xam na ne Bathie Diop Samb Kuro kenn la ci moom. duñu ñaar kenn lañu. mun a yëkkati naa teraanga ji defal ko Bathie Diop Samb Kuro ndax bu fekkee woon tey si journée créée bi tamit da ciy def loxo moom. da ciy def loxo. ndax boo Omar Bao àjjuma gaaw la. nga gis li Papis Niang def. nga gis tamit li nga xam ne moom la Mbaye Diène def ak président CNG course bi Alaaji Cheikh Tidiane Niang mi nga xam ne moo ñu boot. ànd ak ñun ñëpp ñuy ñaan journée boobu daal yàlla nañ ci yàlla dugg ak jàmm. jërëjëf Matar ku ne xam ni nag dimanche demoon nañ ci course bu mag ci hippodrome Ndiaw Kër Diop damay ànd ak sama waa Rési rek ñu dem ci première course bi. ñu wax leen première course bi yan fas ñoo koy daw. waaw lii ngeen gis mooy fas yi ngeen gis ñu nekk ci paddock bi moo nekk première course bi nga xam si ni ñoo war a daw muy poulet de 3 ans ñi nga war a daw ci distance 1650 mètres. numéro 1 Amine la propriétaire Cheikh Tidiane Sy corde 6 numéro 2 Marème Dala propriétaire Djibi Ndiaye corde 5 numéro 3 Jëkk propriétaire Cheikh Tidiane Diouk corde 1 numéro 4 Lat Fatim propriétaire Iba Tansir Bawo corde 8 numéro 5 Jamono propriétaire Aline Diouk corde 7 numéro 6 Pate Fari Diop propriétaire Bounama Diop corde 4 numéro 7 Peccum Liir propriétaire Abdou Khadir Koulibaly Abdoulaye Koulibaly corde 2 numéro 8 Miss Yacine propriétaire Mouhamadoul Diop corde 3 loolu ngeen gis moo nekk première bi nga xam si ni moo di Dakar TV international ci émission bu mag bi nga xam si ni mooy nga war chaque dimanche ñëw ci hippodrome Ndiaw Kër Diop tey nag ñu ñëwaat fii ci course bu rëy jaaraama Dakar TV waaye maa ngi ci àndanteeg sama cameraman bi nga xam si ni mooy di naar numéro 5 ba ma ngay dem jamono la ma ngay dem tey course bu rëy dina fi am tey dina neex waaye tamit maa ngi jaajëfal sunu papa ji nga xam si ni moom télé bi nga xam si ni mooy sunu papa Noa Kamat gaa yaa nga ci box suba rafet na nag rafet na wari mag dem na këng wax mag dem na ngañ taali Lat Fatim ak Marème Da diggante Lat Fatim Marème Da diggante Lat Fatim ak Marème Da ndeysaan waaw Lat Fatim moo nekk ci kanam ak Marème Da ndeysaan loolu rëy na sama waaj laay leele laa tur wi na nag Mamadou Niang waaw Mamadou Niang gis nga Lat Fatim mi ngi nekk ci kanam ba tey waaye Marème Da mi ngi ko sëkkatal Mamadou Niang ndeysaan xam nga ne lii tey koso lii boo ko waxee sama yaram dina daw fàttali nga ma sa waajur bu baax wa alaaji mën bay peex wallaay déggoo lu ne facile doo àgg tey lu ne def na ko ci kus waaye gis nga wuré woo dem na këñ mag dem na ngañ tànn bàkk war na mbaam Lat Fatim ba tey mi ngi ci kanam waaye Marème Da mi ngi ko sëkkatal Lat Fatim Marème Da Lat Fatim Marème Da laay laa ko si nar naa métti gars yi Lat Fatim ba léegi dañ koo téye Lat Fatim ba léegi dañ koo téye waaye Marème Da ñëw na Lat Fatim Marème Da ñëw na laay laa ko si dina neex nar na noo daw fàttali nañ may toile filante laay ak mbenn laam déggal loolu xam nga ni tey fas yi dañ ko téye dañ ko téye 3e position wallaay waaye ba tey Lat Fatim mi ngi ci kanam Marème Da ñëw na sëkkatal na ko rakki jàmbur
wallaay la yow loo wax ci fas war nañ koo mën a gëm. wallaay da ngaa juddoo peex yaroo peex. lay la ba léegi Fallou Diop dafa mi ngi toog mi ngi toog ba léegi mi ngi toog waaye madame daa ngi ñëw de. laa ilaaha illallaah. madame daa ngi ñëw de. course bi metti na. wallaay course bi metti na. ma ni sama waa ji. laay course bi metti na. wallaay xoolal lii rek. damaa wax ni oto bi nga war bi nga dikkee xam nga ni li muy daw bari na. wallaay ñu ngi gërëm di ba baaw ak waa kër baaw ndax dañoo defal sa waajur yi teraanga. wallaay Omar Ba Junior. damaa kontaan ci yow. wallaay Lat Fatim Marème Da. 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 la écurie Lamba Far. la écurie Lamba Far. écurie Lamba Far. jëlal jo ñu ngi koy jaajëfal. sama xol dafa sedd tey. jëlal loolu. waaye ñaa sa waajur wi. damaa fekk Rome. boole maag sëñ Mourtala Ablaye Mbaye Peex. doon nit koo xam ni. fu am. wallaay gisal jo ma nga noon ca kaw. wallaay. waaye yow yéex ngaa ñëw ci course bi. wallaay. say rek sa teraanga. waaw loolu ngeen gis. moo amoon ca hippodrome Ndiaw mu Côte Diop ci première course bi Lat Fatim raw ko mun xamante ni mooy kenn ci Omar Ba Junior waaye mu jóg peex toogal ko. mu jóg Lat Fatim noo ko gisee. waaw non Lat Fatim daw na xel yu am solo moo ko kii fas bi nga xamante ni mooy jëkk moo nekk deuxième position noonu jëkk tamit nekk fas boo xamante ni fas bu mën a daw la macha allah gis nga bii nga xamante ni Lat Fatim génn dafa ñëw intercalé deuxième position topp ko. bien vrai que amoon na yeneen ñaari fas yoo xamante ne nekkal nañ ko ci ginnaaw. ku ci mel ni Amine mi ngi woon ci ginnaaw. ñoom ñëpp ñi ngi ko nekkaloon ci ginnaaw waroon nañu ñëw intercalé ko jàppale ko. waaye tamit Fallou Diop dafa nekk jockey boo xam si ne dafa nekk jockey bu mën a war bu xëyee génn da ngay yaakaar ni day dawal ci kanam fekk na moom dawul li nga téye ci ginnaaw moom la téye ci kanam loolu moo tax souvent da ngay xëy di leen génn ba teer loolu nag vraiment ay qualité am la te it mën a waram la moo ko war Fallou daal vraiment Fallou daal moo mën a war man gisuma fas bu mën a daw fas yi mën nañ daw mais Fallou ku mën a war la waaw mu jóg écurie Lamba Fall ci course ñu ngi ciy joué rôle bu am solo mais écurie Lamba Fall pour l'instant nii ñoo nekk le meilleur écurie du Sénégal pour l'instant nii li ñu amaguñ ci première Alaaji Matar Gisee kenn amagu ko ci première ñoo ëppale première ñoo nekk les meilleurs serveurs pour l'instant ñoo ko yor les meilleurs jockeys ñoo ko yor pour l'instant nii kon écurie Lamba Fall pour l'instant moo nekk le meilleur écurie pour l'instant nii ci saison 2020 am na benn élément bu nga xam si war nañ ko indi bu nga xam si ni yaa ko wax ci Omar Ba Junior ñu dem seetaan ko progressé mën naa mu ñëw raw parce que tey jëw na deuxième dimanche bi ñëw bu topp mën naa mu ñëw ñëw raw kon macha allah jëkk démérité wul waaye ñu félicité bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Lat Fatim écurie Lamba Fall ci Lat Fatim mu nekk fas bu mën a daw nekk fas boo xam si na wax naa ne Mbaawo gagnant yàgg na fa bu ñu fa dee gis ay gagnant kenn duñu déedéet Omar Baaw professeur Baaw mi nga xamante ni da ko doon professeur Baaw dafa yàgg ci gagnant Omar Baaw bi mu amee 12 ans 13 ans ci la nekk propriété de chevaux ci la professeur Baaw jël fës jox ko ba am Ibou Kole Baaw raw nañu fu ne Ibou Kole Baaw ko xamul ci course hippique dégg nga ko ci course hippique toile fakal la ñoom Dame Baaw ak Jo Adama Baaw seen magam yu baax yooyu nga xamante ni ñoom ñëpp ci course la ñu xam fas la ñu xam fas moo leen jaral lu ne def nañ ci fas lu ne kon yaakaar naa Lat Fatim daal vraiment démité wul Lat Fatim nag boo ko déggee turu cosaan la xanaa dégg nga Lat Fatim Anta Ndiaye Massiré Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye loolooy Lat Fatim seen maam lañ ko tuddee seen turi maam la Massiré Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye Massiré Anta Ndiaye moo àndoon ak la Joor tuddee na la Joor doom ànd na ak la Joor xale ji jël na la Joor dénk ko ab jigéenam bu mu bokkal ndey bàyyi jël na jox ko la Joor kon loolu mooy Sénégal loolu mooy cosaan loolu la ñu dellu si waat tey écurie Lamba Fall loolu la dellu si waat mu nekk loo xam si lu am solo nekk ndam loo xam si tamit ndam lu neex la parce que ngay dawanteeg ay fas yoo xam si fas yu bari nga nekk kenn ñëw raw leen génn leen ba teer loolu tamit dafa nekk ndam bu neex moo tax tey jubilé bi nga xamante ni jour def na ko mu def ko waaw bu Diop loolu lu rëy la ndax yaakaar naa ni Lat Fatim dimanche yu bari génn nañ ko gisuñu ko est-ce que ban ko doon gis mu daan am mal placé waa écurie Lamba Fall laajuñu defaraat tey ban ko defaraatee mu ñëw tey
génn ba raw loolu. waaw mooy repos bi gis nga repos dafa baax gis nga koso repos dafa baax ci nit dafa baax ci fas dafa baax ci lépp ça veut dire que soo reposé da ngay amaat énergie da ngay amaat leneen sa serveur day ñëwaat sa yaram day nekkaat day naayiwaat da ngay amaat beneen moo dal fas bi fas yi dafa dem reposer bu neex entraînement bu neex topp li nga xamante ni moom la war a def lépp mu def ko tey mu ñëw privé ko. loolu jërëjëf mu jóg peex ñoo ngi lay jaajëfal. kër Baawo amoon nañ fas bu tudd Soda Baawo raw na leen fu ne ci lu ma xam man waaw bon nag bu ñëwee tey ci ba Baawo raw delloo na buum ca booy ba koso fi nga teg sa tànk daal foofu la. jërëjëf ñaa loolu nga gis mu jóg moomu nga gis moom Omar Baawo benn lan àjjuma gaaw la bis. loolu ngeen gis mooy élément bi nga xam si ni moom la mujj a peex waxoon ci Lat réer Fatim yi kon dafa rafet. élément bi mujj wax ci Lat Fatim. sama yaram dafa daw. xam nga tax sama yaram daw li ma jóg wax. ndax ma jóg day géwalu juddu Omar Baawo. nga dégg fi mu dugg ci Lat Fatim Anta Ndiaye ak Massiré Anta Ndiaye. nga dégg ñu àndoon ak la joor. ndax géwal da lay jig te ma jóg dafa car macha allah. ma laal ban dafa jig Omar Baawo te dafa jege Omar Baawo. bi mu duggee ci Lat Fatim Anta Ndiaye Massiré Anta Ndiaye ak Toydi Baawo Anta Ndiaye ndax bu ko wayee kenn du la déet. ndax muy géwalu juddoo. waaye félicité Omar Baawo ndax ma jóg dafa wax lu am solo ndax keroog bi ñuy dawal Grand Prix Lonaas. dañoo indi Lat Fatim indi Sanu Sall indi expert. nga gis benn bërëb Sanu Sall dafa daw génn. Lat Fatim mii toog déglu. expert ñu bàyyi ko troisième position boo fàttali ko. ñu ngi ko bàyyi troisième position ñu ngi dawal Sanu Sall. expert boobu mi ngi troisième position. mi ngi troisième position di déglu rek toog déglu. booba ñëpp nee nan expert mënul ràmbal. day xëy génn ba teer parce que loolu la doon def ci 2 ans. waaw te 2200 yi ak poids bi jaaxaloon na nit ñi. xam nga li ma la. te li ma jóg wax gis nga Lamp Fall li mu am ren. ak poids bi yóbbu 52. man bi mu tëll dama ne expert du am dara man dama jël bu ma joxul fa. boole ko piste bi 10 gan. piste bi 10. bind na bëri Sanu Sall daw génn ñu teg ci Lat Fatim expert ñu téye ko 3e position muy toog di déglu bin am 1200 mètres ba toll ci virage Saxri Thiam yi nga xam ne wuti dépense nag ñoo na lu ko sama waa ji waxee Mara Mbaye nga gis gars yi dawal ci la expert daw génn nag bombardé gars yi kon Omar Baawo dañ koy félicité. dañ koy félicité di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. yàlla bàyyi ko ki bokkam ndax nag bu ne ma jóg peex rek ñun tundaale ni yóbbaale nañu géew. wax dëgg yàlla Lat Fatim lim def rafet na keroog bay Sanu Sall bi njëkk a jël premier te expert dafa toog Sanu Sall ñëw ñu ne du indi dara Sanu Sall raw leen ren daal tuwaar fa kàll macha allah yàlla bu ko dara fa kastal lu Toydi Baawo Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye ñu koy sama waay di waxee. dégg loolu li mu wax ci Omar rafet na waaye mu jóg nag Omar day kenn Lat Fatim mi raw keroog bi mu rawee. ba lu yëg-yëg la am Omar Baawo. waaw mais yëg-yëg bi muy am rek xam nga Omar moom dafa nekk sportif. ak comme ni ko ñëpp nekkee noonu la ko gaa yëpp nekkee ça veut dire que sport moom boo ci dee ñëw. da nga indi ñaari argument rek nga indi da nga ñëw pour raw wala pour ñu raw da nga ñëw pour raw. boo rawee nga xam ne raw nga bu la rawee nga nekk sportif parce que ñun course bi gis nga dañu nekk sportif. duñu xeex duñu xuloo duñu sànni xeer. kër Papis mooy kër Omar. kër Omar mooy kër Papis kër Mbaye Diène mooy kër Papis kër Papis mooy kër Mbaye Diène kër Bibo mooy kër Mbaye Diène kër Mbaye Diène mooy kër Bibo kër Bàcc Samba Kuru Diop mooy kër Omar mooy kër Bàcc kër Saxir Thiam mooy kër Jiidi Mbaye kër Jiidi Mbaye mooy kër Saxir lépp benn la ñoom ñëpp ñoo bokk benn ñu ngi joxlante ay fas ku ci bëgg sa fasu morom da nga koy jaay boo bëggee jaay da nga jaay ko wala boo ko bëggee jox nga jox ko Maître Diagne Souleymane Diagne mi ngi ni jël assiru jox ko Omar Baawo dimanche bi ñu génn assiru raw loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo ñaal bantum mi ngi noonu jox na ko Omar yooyu yëpp dafa nekk loo xam si na yu am solo la ça veut dire que propriété yëpp benn la ku ci raw dafa mel ni sa morom moo raw kuñ ci raw yi da nga dem defaraat sa fas toog nga xam ni li ci kanam moo dàq. jërëjëf bu Diop peex waaye damay daal di àndaat ak waa RIS rek dem ci 2e course bi nga xamante moo amoon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès. moo nekk 2e course bi nga xam si ni ñoo war a daw tey ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès bi nga xam si ni plus de 2 ans yi ñoo ko war a daw. numéro 1. Demba Seck propriétaire Mbaye Diène Mbaye code 5 numéro 4 Assirou propriétaire El Hadj Samba Diagne code 6 numéro 5 la Lion du Baye Flow propriétaire Cheikh Sène Ndoye code 3 numéro 5 numéro 6 Debo propriétaire Awa Niang code 2 loolu ngeen gis ngeen xam si ni moo nekk tey
deuxième course bi nga xam si ni ñoo war a dam tey ci hippodrome Ndiaw mu Codou Diop bi nga xam si dimanche yi poulet de 2 ans yi gars yi ñu ngi noonu di dem ci départ bi gars yaa ngi noonu di dem ci départ bi tey ëttu kër Demba Seck bi nga xam si ni Mbaye Diène Mbaye moo ko moomoon gëjoon nañ koo gis tey mu ñëwaat tey nag ñoo ngi seetaan di xool nag tey lan la ëttu kër Demba Seck indi gaa yaa nga dem ci départ ba gaa yaa nga au départ dem nañ ci départ bi gaa yi dem nañ ci départ. ñu tàqalee ki élastique yóbbu ñu ciy box xoolal fas nin rangé la woo benn fas maa la tul départ lépp ci sunu papa ju baax ji nga xam si ni lu mu am ak lu mu bëgg rek mbébétam mooy Sénégal am course jëm kanam waaye tamit Sénégal am hippodrome national gars yi ñi ngi ci départ bi tallal nañu drapeau bi tallal nañu drapeau bi tallal nañu drapeau bi ñëpp a ngi ni teg tey ku togoon ci nen du toj tey ku togoon ci nen du toj ñëpp a ngi ni teg waaye ñoo ngi jaajëfal waa écrit la Saint-Louisienne ñoo ngi leen di nuyu père maître Diack mi nga xam si ni moo nekk ca écrit la Saint-Louisienne mi nga xam si ni mu baax mi fair play rek lay dox ñoo ngi koy jaajëfal di ko nuyu. moom coro ngoone lañ ko jox mu taalu seen seex corog balla corog xëri Mbàkke Kumba tay ba gaa yaa nga dem ci box ba le départ est donné gaa yi jug nañu gaa yi jug nañu gaa yi jug nañu gaa yi jug nañu Papa Dia gaa yi jug nañu gaa yi jug nañu ëttu Demba Seck Madiama génn na numéro 2 bi Madiama moo génn numéro 2 bi Madiama génn waaye numéro 5 ëttu kër Demba Seck moo ko sëkkatal diggante Madiama ak ëttu kër Demba Seck diggante Madiama ak ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck ñëw na sëkk Assir ñëw na Assir ñëw na diggante Assir Madiama Assir ñëw na laay la laa course bi dina rëy dawal nanu gars yi téye nan gars yi téye nan ëttu kër Demba Seck moo génn ëttu kër Demba Seck moo génn laay la laa poulet de 2 ans yi course bu rëy dina fi am ña ngay daw Assir ñëw na ëttu kër Demba Seck moo génn Assir ñëw na en deuxième position à troisième position les de Boyof quatrième position Madiama ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck ñëw na ëttu kër Demba Seck ñëw na ak Madiama ëttu kër Demba Seck Madiama ëttu kër Demba Seck laay leeli la ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck ñëw na Missouri mi ci mbaaw ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck ëttu kër Demba Seck numéro 4 bi raw na numéro 4 bi raw na Madiama deuxième ëttu kër Demba Seck numéro 4 bi raw na deuxième ëttu kër Demba Seck numéro 4 bi raw na laay la loolu ngeen gaw deuxième course bi nga xam moo amoon ci biir dërëm jaamu Codou Diop laay la ñoo ngi jaajëfal Mbaye Diène Mbaye mi nga xam si moo am deuxième waa nag tey boo leen gisee ma taxaw fii dama taxaw ak kenn ku nga xam si ni muy sunu papa nekk ci course yàgg ci course bëgg fas tey yàlla def fasam raw wi nga xam si ni moo nekk Assirou waaye mu jël fas woowu jox ko waa écurie Ramba Fall mu raw ku ne xam ne ni nag li nekk ci fas wi ci Assirou damay daal di ànd sama caméraman ñëw ci sama papa maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay delloo ziar Koso. papa tey gis nañ sa fas yu nga xam si ni moo nekk Assirou ñëw raw ku ne gis nañ ni daan na ñëw def ay participation yàlla def mu wedd tey nag mu ñëw raw papa ban jàngat nga ci am. maa ngi leen di jaajëfal je pense que tey xëy na kàddu gi yéen a ngi ma koy jox mais kii di sama rakk moo ko moom ndax fas wi nga xam ni moo raw di Assirou dëgg la yaay ji maa ko moomoon maye moom laa ko jox moom moo juddulu Assirou moo ko tàggat moo ko dawal si donc xëy na tey moom la ñu waroon dénk micro bi mais nag xëy na kàddu kilifa moo tax mu nangu bàyyi man ma wax mais li wér te wóor mooy Assirou rawu tayam bi dama ci kontaan doublement
ndax dama jox Assirou sama xarit nangoo ko ci sama loxo rak jox ko Umar mi wane ni bëgg na ko ma yëkkati ko jox ko parce que sama digganteeg Umar sama rakk la sama xarit la mu raw tey Assirou daw sous ses couleurs pour la première fois mu nekk une très grande satisfaction pour moi mais ma tooñoon ci itam Mbaye Diène di sama xarit moom tam ni ko bu Assirou dajewaateeg ëttu Demba Seck dina ko raw xëy na dajewul ak moom ci samay couleur mais daje na ak moom ci couleur Umar Baawo te man ak Umar Baawo dama jàpp ni benn lañu raw na tey mi ngi mel ni maa raw donc mu nekk loo xam ni dañ koy yemale nag ci cadre correct ndax ñun ñëpp benn lañu bu ñu paree man ak Umar Baawo ak Mbaye Diène ñooy bokk fu ñuy ne ñooy bokk la ñuy waxtaanee lii rek la ñuy waxtaanee course kese donc je suis persuadé que Mbaye Diène mi nga xam ni Assirou raw na ko moom ci boppam kontaan na ndax bi ma ko woowee di ko tooñ j'ai vu mu afficher un large sourire ku mer du ree ngeen gis mooy Mbaye Diène Mbaye kii yaakaar naa ne kenn du ko présenté ci course ndax lu ne def na ko ci course façon wi nga xam si ni mooy ëtt Demba Seck ñëw génn am bon départ bu baax yàlla def mu am deuxième ñu ko ci jaajëf di ko wax Mbaye Diène Mbaye tey nan nga gisee sa fas wi nga xam si mooy ëtt kër Demba Seck. waaw maa ngi lay remercier ëtt Demba Seck xam nga dafa gëj a daw toog na plus de 1 mois et demi dawul mais comme tey ñëw na yàlla may na ko raw na ba mu ñëw si table bi ñu raw ko mais dañuy sant yàlla rek parce que dafa gëj a daw sport bi il faut mu continuer daw compétition incha allah mais il a bien donné. il a bien donné gis nañ ko gis nañ ni gëj naa daw te tey fas bu gëjee daw rek da ci joué tey ni deuxième bi mu am nan nga ko jàngatee. non c'est bien deuxième bi baax na parce que ay naataangam la fi nekkoon comme tey yàlla may na ko deuxième kon du ñuy sant yàlla rek. ñoo ngi lay daan gis ngay tooñ waa Dakar TV international naan leen bi ngeen ñëwee laa am première tey ñu ñëwaat yàlla def sa fas yi gëjee daw nga am deuxième lan ngay wax waa Dakar TV. comme li mu leen waxoon rek ñoo ko yor. jërëjëf Mbaye Diène Mbaye. loolu ngeen gis moo nekkoon deuxième course bi nga xamante ni moo amoon ca hippodrome Ndiamou Code Diop bu Thiès bi nga xam si ni première deuxième course bi Assirou bi nga xam si ni raw ko nekkoon écurie la Célisette waaye maître Diack jël ko jox ko Omar Ba Junior mu nekk écurie Lamba Fall mu ñëw raw mu jóg tey Assirou mi raw nan nga ko gisee bi mu jugee ci écurie la Célisette ñëw ci Lamba Fall Omar Ba yor ko indi ko ci hippodrome mu daw jël première. waaw loolu dafa mel ni diggante Maître Souleymane Diagne ak Omar Bao benn lañ. ñaari écuries écurie la Célisette écurie Lamba Fall benn écurie la ça veut dire que Maître Souleymane Diagne digganteem ak Omar alxamis ak àjjuma la bis toxu ci. te lépp lu mu yor su ko Omar bëggee moom daf koy jël mu jox ko Omar. parce que Omar rakkam la te rakk ju ko magoo la. moom tamit mu nekk magam nekk léppam. bañ na ko ba lépp lu muy def sax day daan wër di Maître Souleymane Diagne. mu nekk avocat am nekk léppam. kon yaakaar naa su Omar bëggee dara ci moom daf koy jox même bu doon te gañaa léegi lépp lu munti doon daf koy jox. parce que rakkam la te xam naa foo ma toll si moom. mu nekk tamit kéemaan tamit nga xaw ci feeñ parce que fas bi jour màggal Tuubaa la judd. Maître Souleymane Diagne tuddee ko Assirou. te xasida ak Assirou sëñ Tuubaa mi ngi ko bindee Saint-Louis mi ngi ko bindee Ndar. te fas wi Ndar la juddoo. jour màggal Tuubaa. moo tax Maître Souleymane Diagne tuddee ko Assirou. bi mu ko tuddee Assirou mu jël ko jox ko Omar Bao. Omar Bao dem Sëñ Muntaxa di ko yóbbu ay teranga. jënd Assirou ñëw premier participation raw ñu jóge fa dem Sëñ Muntaxa. bu ñu àggee noonu laa ko waxee sëñ bi. mu nekk ay kéemaan yoo xam si ne lépp mbiri Sëriñ Tuubaa daf ci daje nekk loo xamante ni lu doy waar la nekk loo xam si tamit kóllëre gu gën a dëgëral la ci diggante Maître Souleymane Diagne ak Omar Bao. ndaxte Maître Souleymane Diagne kenn ko xam-xam ni ay taalibe lañ leen xamee bëgg Sëriñ Tuubaa lañ leen xamee ndaxte Ndar moom tarfakala macha allah taalibe ak alxuraan fa la fekk baax mu nekk doomu Ndar moo tax nag ñuy félicité bu baax a baax Maître Souleymane Diagne ci Assirou ak tur bi ak kiimaan gi nga xamante ni yëpp làmboon na ci façon nga xamante ni mooy Assirou waaye di ci félicité baax ki nga xamante ni mooy Omar Bao wax naa ni fas soo ko dul dundee di ko dundal suñ la ko joxee saa su ne suñ la ko joxee doo ci am gàcce loolu dal Omar Bao ci Assirou moo ko dal ci yeneen fas Omar Bao da ngay gis sax fasu bon mu naan nuy sax fas yi daa bon ñu jël ko jox ko Omar Bao mu ñëw raw ça veut dire que cofeel bi mu am ci fas moom la koy fas di delloo saa su ne xam nga fas da nga koy jox xaritam
fas Omar xaritu fas la. da nga koy jox xaritam. soo ko joxee xaritam. dina xam gëdd gi. dina xam fu mu koy teg. boo ko gis fas yi dina fas a ngi nii. ça veut dire que Omar Ba nag xaritu fas la soo ko joxee fas yi day naayiwaat day am feneen fu mu nekkaat parce que moom dafa jox ak fas ba mu mat sëkk. moo tax fas boo ko jox bu ñëwee rek ci moom nga gis ci résultat bu baax. dëgg lool li mu jëm wax waaye affaire yi kéemaan da cee am fas sëñ Touba ku ne xam na ni demoon na ndar fas yu juddoo ndar écrit la Célisène nekk ndar ñu tuddee ko assur bi su màggal Touba lu rëy loolu kéemaanu Sëriñ Touba la. waaye Matar. loolu assiru mi raw Omar Bao bi assiru rawee mu bàyyi li muy def jóge ca hippodrome ba jël victoire bi dem Touba yóbbu ko sëñ Mountakha ba pare teg ci teraanga loolu rëy na de. waa xam nga Omar dafa jël léppam àdduna lépp jox sëñ Mountakha mu sëñ Bassirou. Omar balaa dugg lenn ak balaa def lenn tàggu sëñ Mountakha mu jox ko ci ndigal. te ndigal dafa baax te ma jóg dafa wax léegi assiru bi muy judd ndar la juddoo. ma jóg dafa wax léegi ne la assiru bi mu juddoo ci jour màggal Touba la juddoo. te li sëriñ Touba am lépp dafa ñëw ne nan ko màggal ci jour boobu. 18 sabar kon lépp loo xam ne naan li sëñ Touba am yëpp ci bis màggal googu la ko am ndax mooy bis bi nga xamante ni ci la génnee war ngelamu jël bi dox mu tëgg sëñ Moussa bi dox mu tëgg sëñ Fallu dénk naa leen yàlla seen bàyyi Cerno dem juróom-ñaari teg juróom-ñaari weer xaadim borom nit ñi bis boobu la sali sin ba bale su dëkk sëñ Mbàkke ak boobu maa ngi ko defee Mbàkke Bari Mbàkke Bari la xëyee jaar jeewal jaar Louga dem Ndar jaar peex jaar peex bi muy dem Ndar tubaab bi jëlutoon intention pour yóbbu ko waaye sëñ bay jël intention pour dem kon vraiment nit ñi ngi félicité Omar Ba ci assiru li mu ci def li ma jóg wax nag parce que da nga koy jox xaritam waaye bul ko jox sa xarit ñu ngi koy félicité bu baax léegi nag loolu am na solo bu baax Matar li nga wax dañuy jaar di dem ci 3e course bi nga xam ne moo amoon ca hippodrome Ndiaw ma Codou Diop bu Thiès. 16 partants numéro 3 ndigal la propriétaire Alioune Diouk corde 15 numéro 4 Mbambo King propriétaire Moussa Mbacké corde 10 numéro 5 baax na ba tey propriétaire Omar Sow corde 6 numéro 6 Ndindi propriétaire Iba Kole Bao corde 12 numéro 7 directeur Dia Xarañ corde go propriétaire Hassan Assar corde 4 numéro 8 Bourax propriétaire professeur Sakhir Thiam corde 13 numéro 9 Linguère Teñ propriétaire Babacar Mbagnick Fall corde 9 numéro 10 Ndiouga Fall propriétaire Samba Koura Diop corde 2 numéro 11 Altaïr propriétaire Anne Thiam corde 16 numéro 12 Jaamu Yàlla propriétaire professeur Sakhir Thiam corde 1 numéro 13 Bel propriétaire Abdou Khadir Mbaye corde 8 numéro 14 Salimar propriétaire Abdou Khadir Mbaye corde 11 numéro 15 Taxwa propriétaire Rian Sidi Mohamed Niang corde 3 numéro 16 Nassiroula propriétaire Ndioba Seck corde 5 lii moo nekk 16 partants yi nga xam si ñoo war a daw groupe 2 ci hippodrome Ndiaw ma Codou Diop bu Thiès ci course bu rëy déggal loolu sunu père Diallo Saliou Kobar Daara Jolof la dëkk mu nekk jockey bu nga xam si am na yar am yi teggin waaye ak xarañteem ak professionnalisme moom ak manwar bi mi Altaïr ba léegi génnaat na waaye dugalaat nañ ko def na faux départ ba léegi gaa yaa ngi ca box ba gaa yi taxaw nañ gaa yaa ngi ca box ba léegi mu jekk de yaakaar naa benn fas moo des muy Altaïr bi nga xam si ni Anna Thiam moo ko moom Altaïr bu duggee rek course bi ñu joxe départ bi le départ est donné gaa yi jug nañu gànjunu gaa yi jug nañu gaa yi jug Altaïr génn na ci kanam Altaïr génn na Altaïr Ndindi Altaïr ak baax na ba tey Altaïr génn na jox na leen distance de Altaïr génn na de Altaïr baax na ba tey Altaïr baax na ba tey Altaïr baax na ba tey manque en 3e position Altaïr
Altaïr génn na baax na ba tey ñëw na en deuxième position Ndindé ngay ñëw Ndindé nga ñëw waaye gars yi tee nan de dawalagul rungu nan kenn dawalagul waaye ba tey Altaïr nga ci kanam Altaïr moo nekk ci kanam Altaïr waaye nit de ñëpp danoo téye Altaïr mi tey mi ngi ci kanam waaye gars yi def nañ benn dànk tourné nañ ci tournalu Gouleri Couture ba romb bu Saxir Thiam ba Altaïr moo nekk ci kanam ba léegi Altaïr mi ngi ci kanam ba léegi deuxième Ali Salam Altaïr ba léegi moo nekk ci kanam waaye gars yi tee nañ Altaïr jox na leen distance bi sori di deuxième position Ndindi Altaïr Ndindi bel ñëw na Altaïr Ndindi bel 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 Altaïr bel ñëw na bel ñëw na bel ñëw na bel génn na bel génn na bel génn na ci kanam dawal nañu Ndiouga Fall Ali Salam Buraax Ali Salam Buraax Ali Salam Buraax dawal nañu Mambo King dawal nañu Mambo King laay laa dëggal stade bi laay laa course bi neex na ne laay laa dëggal loolu laay laa Buraax génn na 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 deuxième position Mambo King Buraax Mambo King Salimar laay laa Buraax raw na Buraax raw na laay ay course bi neex na déggal loolu Buraax raw na bu prévu Buraax lu rëy rek la daw fala jog papa ju baax ja nga xam si mooy El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex waaye dañuy ñaanal sunu maam ju baax nga mooy Abdoulaye Nar Sam li baax di baax bàyyi fi ci lu baax moo gën loo fi bàyyi ci lu baax du rap def na rawoo dara naaru góor yi takk nañ leen te gis nga ñu ngi noonu di génn déggal loolu teel nga ma koo wax waaye li nga wax tey yàlla defal leen ndam ñoo ngi leen ciy jaajëfal waa écrit la Sélézène ñaanal leen yàlla na leen yàlla defal jàmm waaw loolu ngeen gis moo nekkoon troisième course bi nga xamante ni moo amoon ca hippodrome Ndiaw Codou Diop bu Thiès ñu gis Buraax bu professeur Sakhir Thiam raw ko mu Diop Buraax gis nga ni mu dawee waaye dañoo départ rek génn Altaïr Buraax ñu téye ko ci digg bi ben demee ba am 1000 mètres ci la déclenché mu Diop. waaw loolu mooy rawante écrit xam nga Buraax ak Altaïr ñoo bokk benn écrit professeur Sakhir Thiam moo leen moom professeur Sakhir Thiam kenn ku ne xam na ni mooy borom 19 grands prix chef d'état yi. tey bu ñu waxoon làmb ji la moo nekkoon Yékini. toog na fi 19 ans téye kon bi kenn laal ko ci loxoom. professeur Sakhir Thiam agrégé la boo demee écrit yi mu yor benn bu ne boo fa demee da nga fa fekk lu mat benn bu ne da nga fa fekk lu mat 500 chevaux. da nga fa fekk lu mat 100 chevaux. mu nekk koo xamante ni yàgg na ci course hippique te it liggéeyam yëpp ci course hippique la ko gën a def. bien vrai que mi ngi jàngale professeur la waaye tamit ku fonk course hippique la te course hippique jaral na ko lu ne. moo tax Buraax tamit nekk fas boo xam si ne fas bu mën a daw la nekk fas boo xam si ne macha allah te kenn du ñu déedéet kenn du ñu warul raw Buraax bu rawee. kenn du ñu warul raw war naa raw mën a raw ku ne. gannaaw wu nit am na ko fi. nu ne rawee na ko fi. kon bu rawee tey dañ ciy félicité bu baax a baax professeur Sakhir Thiam di ko ñaanal bokk na ci ñi nga xamante ni ñuy yëkkati course hippique lañ bokk te ñi nga xamante ni ñu jàppale course hippique lañ bokk na ci ñi nga xamante ni tamit
étiquette am mooy wàllum course hippique maanaam boo nee saxe rek. Sénégal gépp fa taxaw ne saxe Thiam. daanaka mooy ki nekk ci course hippique. mooy nekk ki nekk ci fas yi. mooy ki bëgg fas rek. loolu mooy identité am mu nekk nit koo xam si nit ku baax la vraiment ñu di ko félicité bu baax a baax di ko ñaanal yàlla ndam li yàlla na ko jik yàlla na am ay ndam professeur Sakhir Thiam. Matar. waaw jërëjëf ma jóg xam nga tey bi ñuy dawal fusion bi. yaa ngi gis ba fas yu naan altaay ñu téye ko ñaari yoon mu dawal ci fas yu mag la mais fas yu dafa am lu ñu ko doon doyee lèvre la woon dañ na ko dawal jiitu te ban ko ñëwee def na ko dem na ànd ak dalinkoor mayu dalinkoor mën na ko ndax dalinkoor dafa daw fàtt ko dañ na bëri génn mu ñëw altaay raw kon lan doon doyee ki nga xam ne mooy altaay burax mujj na ko mujj naa raw li ma jóg wax na professeur Sakhir Thiam ku ko tudd fas ndax mooy borom grand prix ndax bi mu jëlee grand prix an bu jot ñu ne moom lañ ko moom moo koy jël na ko ci Tyson jël na ko ci fas wu ne Alaaji Sakhir Thiam booy rim comme ni ko ma jóg waxee borom 19 Tyson Badaloo moo ko moom Badaloo ko moom ñu baal ma mais tey ku mel ne fas wu mu ko mujjee raw te papa ñu ngi rawal ko waraloon ko Baba Der waaw raw na ko ci mu 19 grand prix loolu du waxi caaxaan raw na ko fu ne raw na ko fu ne du caaxaan 2017 bitu baaba ko raw nga ñëw 2018 ñu ne macha allah raw 2019 Cotonou raw te xoolal ñett yi yëpp dafa dugg ci kër wallaahi mais nag moom da ko doon tegalee sax professeur ni ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla moom moo doon wax naan lum raw lu dul naaru góor rek neex lum raw lu dul naaru góor neex kon loolu Matar am na solo waaye damay daal di dellusiwaat rek ci hippodrome Ndiaw ma Codou Diop bu Thiès ñu fas yéene dem xool 4e course ba fa xewoon. gaa yi jug nañu Real nañ door mu génn. Real lañ door mu génn. Dalinkoor ñëw na. Dalinkoor ñëw na ca kanam. Dalinkoor lu mu indi. waa xam nga Dalinkoor nii la baaxoo ko sa Mbàkke gis nga Dalinkoor boo ko dóoree rek day jëm ci kanam ndax bëggul suuf bëggul dara war a fatt ko nee na gars yi alawaar maa ngi dem nag jëli ndogulu ca kaw ndax tey nag ki nga xam ne moom rek a ñëw ma nga ne la tey amul wéeteel Daaru Xuddoos dafa toog noppalu ko Dalinkoor ak ca kaw fàllu ko war. la Dalinkoor nga ca kaw fàllu ko war waaye Daaru Xuddoos mi ngi ñëw waaye Dalinkoor tey. xel wi yaakaar naa neex na de. Masor lan dóor na ko mu ne Fallou Diop Dalinkoor bul dem wàcc ma fi ndax damaa bëgg wéetaay dama lay wéetale waaye nag xam nga luñ ko def dañ ko def 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 la. waay 4 2 2 2 4 3. laay lii laa ay waay. Koso lu ma la waxoon nee naa la romb xel wa neex ba mu jugee yàggul. laay lii laa. Dalinkoor a ngi ci kanam. Koso. Masor ñëw na ci kaw Dalinkoor. Masor ñëw na waaye Dalinkoor ba léegi mi ngi koy sëkkatal. moytul ma takku saa di Thiès. laay lii laa naaru góor bu dee daw tent bi daa lang. xam nga Dalinkoor benn kër Masor benn kër ñoo bokk benn waajur ñoom ñaar a nga nee di ànd wan na ko man maay sa mbokk ci réew mi nan ànd tukki. laay lii laa. Masor Dalinkoor man rek ay sa mbokk. wallaay déggal lool. wallaay déggal lool. Masor Dalinkoor. Dalinkoor bëgg ni koor bañ ni koor. Dalinkoor tamit na. laay li laa. waaye dama la nañ Masor. dama la nañ Masor ci autoroute à péage ba. wallaay. dama la nañ Masor ci autoroute à péage ba. laay li laa. wa Masor. waaye door nañ Temel Teeñ a ngay dem Temel Teeñ jël na deuxième position. laay li laa. lu xew. laay. Faydu ñëw na. Faydu ñëw na. door nañ Faydu mu ñëw. laay gaa yaa ngi wéeri. waaye Masor ak ca kanam. Masor Faydu. waaye attention Faydu. laay. attention les juges.
attention les premier major. premier major. Félicitations Papis. Félicitations Papis. Félicitations Papis. asalaamaaleykum mbokki Sénégal lii lañ leen indiloon seen émission bu mag bi nga xam si ni mooy Ngawar gi waaye. loolu ngeen gis moo nekkoon 4e course bi nga xam si ni moo amoon ca hippodrome Ndiaw Codou Diop di course bu rëy waaye nag ku ne xam si ni nag suba ci dimanche ci ñoo ngi jëm Tivaouane ci course bu mag ñu jagleel ko suñu papa Bàcc Diop Samba Koura moom mi nga xam si ni kenn la woon ci course ñu jagleel ko tey nag waa Dakar TV International defati nañ seen manin demoon nañ ca dimanche ca hippodrome Ndiaw Codou Diop bu Thiès tey nag ma toog ak ci plateau bi ñaar ñu nga xam si ni kenn lan kii mu Diop peex la mu nga xam si ni ñoo bokk papa sunu papa El Hadj Abdoulaye Mbaye peex kii Matar Gisee géwalu Daara Jolof mu Diop damay daal di bàyyi rek nga tàggoo ndax émission bi xoj nañu mu Diop looy tàggoo. jërëjëf Koso xanaa di kontaan bu baax a baax nga gis nga course bi nga xamante ni moo daw léegi moo course naaru góor yi. nga gis ki nga xamante ni moo ci raw professeur Sakhé Thiam rawati ci. ñu di ko félicité bu baax a baax. di ko ñaan yàlla sànq li ma wax rek yàgg na ci course bi te def na lu ne ci course bi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di la gërëm ko bu baax a baax di sant bu baax suñu wajur El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex di ko ñaan yàlla parce que lépp lu ñu def ci course bi rek moom moo tax ñu di ko def ndaxte moo nu ci teete jàngal nu ko vraiment nekkoon ci course bi ñëpp xam ko ci wàllum course ñëpp xam ko tamit ci amour bu mu am fas waxuma lu wax door course mais moom dafa am amour ci fas te fas soo amul amuram rek mënoo ko yor mënoo cee nekk mënoo cee wax faaw nga bëgg ko pare mbëggeel googu mu bëgg fas nag moom la ñu wàll ba tax na ñu nekk fas yi di la ñaanal bonne continuation vraiment yaa ngi ci yoon bu baax a baax gën a la gëstu rek nga xool bu baax a baax ci li ngay reporter bu baax a baax gën a jàngaat fas yi bu baax a baax gën a xool fi ngay teg sa tànk soo ko defee incha allah fépp fu ñu ci agsi wala fépp fu ci góor gi agsi incha allah dañu ko fay agsi parce que dara da xëyu sotti ndar xëyu sotti te népp loo xam ne si ne bëgg nga ci avancer rek nekkal taalibeem après di mën a nekk sëriñam di kontaan bu baax a baax di gërëm El Hadj Matar Gisee di gërëm waa Dakar TV International bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci temps d'antenne bi ñu may di ko jël di ko def ci wàllum course hippique tey bu leen neexoon ñu bañ ko def ndaxte course hippique moom nekk na loo xamante ni wàllum fas la te fas yàlla moo ko teral képp ko teral rek wala képp ku jël sa alal def ko ci moom rek yàlla dina la ko indilaat feneen mu nekk milieu boo xam c'est milieu bu am solo la kon ñu ngi gërëm waa Dakar International TV ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci course hippique te xam ne course yi incha allah fas incha allah dina leen fay incha allah parce que jërëjëf laa tàggoo di leen jox di jërëjëf incha allah. mu jëp damay am kontaan ci yow bu baax ndax yow da ngay kenn ci man ma ñëw ci course nga yaatal ma góor gi moom wàllum wéy na sa bos moo fi des ak sama bos ci yow laay topp say tànk kontaan naa ci yow ndax yére bii ma sol yaa ma ko ñawal jox ma ko may sa rakk Matar looy tàggoo. waaw di sant ma jóg ndax li nga wax ma jóg tey fa ko bàyyi woon ak fa ko mag ñu bàyyi woon xatul kenn bi ma ñëwee Daara Jolof confinement bi am ñuy reporté tamit danaa ma bàyyi li ngay def ñëw toog ak man boobu ba léegi da ngay gis may ànd ak ma jóg bu ñuy def plateau wax dëgg yàlla ma ñun de Jolof ñu ngi koy ñaanal day kenn ci man nag du mën a kenn yàlla nga lay nuyu te gisuma ko bu defutoon du ma ko wax da nga koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na dem ba am télé ndax yaatal na fii góor gi taxawoon ak góor ñoom Alaaji Ablaye Naar wàcc ko ñoom Assane Marokoy Kumba Jàngaan wàccoon fa Alaaji Ablaye Mbay Peex kii am nañ ci moom yaakaar ñàkk da nga koy ñaanal yàlla bu ko dara fakasal ku baax la ku baax la ku yaatu la di la gërëm Koso di gërëm waa Dakar TV ndax jox nañ ñu suñu cër ñun waa course hippique ndax amuñu lu dul lii bëgguñu lu dul fas ndax bu ñu toogee fii di wax ma jóg mi bàyyi léppam ñëw toog fas rek ko waral donc fas rek leen di bëggee di jël nag bés bi jox ko waa kër maam Khalifa Niass ku mel ne sama xarit Babacar Ndiaye maa ngi koy gërëm mi nga xam ne waa kër maam Khalifa Niass lañu ak ba ki nga xam ne mooy Malick Ndiaye ak Abdoulaye Ndiaye mi ñuy wax Baye Dakar di gërëm As Ndiaye di gërëm waa kër maam Khalifa Niass gépp nga xam ne nag maam Khalifa ay seen maam ndax mooy jur nag Fat Samb Niass mi nga xam ne nag moo bokk Sidi Lamine Niass muy jooytu noppeeguñu ak Alaaji Ibrahima mi ñu denc ci kanamu jumaa ji ñooñu maam Khalifa Niass ay seen baay maa ngi lay gërëm Koso di ñaanal Dakar TV yàlla na fi yàlla def jàmm réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. waaw loolu ngeen gis sama ñaari naataango sama mag kii sama xarit sama mag tamit kontaan naa ci ñoom lool waaye maa ngi nuyu waa Dakar TV International yëpp di nuyu suma papa Noa Camara mu nga xam mooy borom télé bi di nuyu réalisateurs yi ñi nekk ci caméra bi di nuyu ñoom Aliou ñëpp ñi nga xam si ne ñoo nekk ci régie bi ñoo ngi leen jox dig daje ci beneen yoon
ñu ñaan yàlla def jàmm ci réewum Sénégal